jërë ngeen jëf. François Mancabou mi ñu tàggee démb mi ngi daanaka ci mboolem yéenekaay ñu xëyandool. L'Observateur di ñu xamal ne juróom fukki at ak benn la amoon, yoon da ko tegoon loxo doon ko tuumal ne ci force spéciale yi bëggoon a yëngal dëkk bi ca la bokk. Ci hôpital principal bu Ndakaaru fa la faatoo. Ab awakam di maître Ousseynou Gaye ni ñu ci xët mu njëkk L'Observateur ñi faat François Mancabou dinañu ko fay ba mu mat sëkk, ndax laata muy faatu donte sonnoon na sax, waaye am na benn moment bu mu àndoon ak xelam ba wax na fa même li xew yépp ak li ñu ko def yépp. Enquête dina kay xëy ñu tegal mbir yak na mu demee. Film de la tragédie la ko tudde. Yegge nañu it leeral yi ci procureur de la République indi démb. Moom Amady Diouf procureur de la République nee na kii di François Mancabou fa ñu ko tëye woon ci garde à vue da doon bëkk grillé ak mur ba. Kenn xamul nag lu tax mu def loolee, waaye enquêteurs yi yore nañu vidéo bu fukki minute ak ñett yoo xam ne vidéo ba sàkku naa ñu dugal ko ci enquête bi ngir leeral ana ci yan anam la François Mancabou faatoo. Maître Ousseynou Gaye di xam ne ci xët bu njëkk enquête dina kay ne loolee procureur bi wax ay caaxaan la. Lii dëgg tey dëgg moo di François Mancabou dañu ko torturé. Bés bi le jour ak journal Les Échos bind ci seen xët yu njëkk ne François Mancabou ab néewa ngi bu ñu xamul fu ñu koy lijjante. Vox Populi nañu ci ak faatoom moom François Mancabou dégg nañu ci ñaari version, am na it ay mbir yu bari yu ca jaaxal nit ñi. Procureur de la République bi di Amady Diouf ak la mu ca wax Sud Quotidien moom la xëy ci xëtamu njëkk ba bind ne procureur bi joxe na version ci faatuk François Mancabou. François Mancabou faatu ci garde à vue tax la témoigné di laaj ndax du bavure beneen bu amati ci réew mi. Journal bi nañu am na ay mbokkam yu wax ne dañu koo torturé, dóor ko, duma ko, damm colonne vertébrale am ba nekkoon na ci coma ñeenti fan yàlla. La Tribune nañu ba fekk ñuy xam dëgg-dëgg lan moo xew ba François Mancabou faatu, fi mu nekk ni waa police yi ko tey woon ci garde à vue ñoom la ñu ci joxar bi baaramu tuuma. Journal la fa nañu en tout cas bari nay kàddu yu jib ci réew mi yoo xam ne li ñuy sàkk moo di état bi leeral yëfi. Clémentine Coly di jabari ndéem si yàlla François Mancabou di wax ni mu fekkee woon jëkkëram ja keroog ca urgence. François Mancabou muy faatu ak Pape Mamadou Seck mire ci Le Quotidien nee nañu loolee beneen gàkk-gàkk la bu spécial ci ndoddal état bu Sénégal. Administration pénitentiaire bu Sénégal njiitam di Jean-Bertrand Bocandé. L'Observateur nee nañu def na démb ab conférence de presse leeral fa ni mbiri Pape Mamadou Seck demee fa mu jaar ba toj kaso daw. Jean-Bertrand Bocandé ne li may ñaan Pape Mamadou Seck moo di mu dellu si am xelam te ñëwaat ngir ñaar. Benn moo di mu ñëw faju si ndax wérul, ñaareel bi di mu ñëw setal boppam. Famille bu Pape Mamadou Seck L'Observateur nee nañu li leen jaaxal bokk na ci jabari Pape Mamadou Seck ba ñu ne Pape Mamadou Seck dafa évadé ak léegi ca la ñu ko gëj a déggee. Heure bu ñu ko woowee téléphone ci boîte vocale am la ñu yem. Faatoom gi ñuy ruuma daat Source A nee nañu tax na Ousmane Sonko tàggoo ak sagom. La panique de Sonko le journal bi wax ba wax ñu it ne moom jiital parti Pastef bëggoon naa déggante ak kenn ci ñaari jabari Pape Mamadou Seck yi, waaye kenn ci ñoom mbokk la ci maire bu Daaru Muxti te kookee ci mouvance présidentielle bi la bokk. ñu bokk daje ji ca Ndar. Le Mandat nee nañu aéroport ba ñu fa doon tabax pare na ba njiit réew mi Macky Sall ubbi ko démb tuddee ko ndem si yàlla Ousmane Masseck Ndiaye. Aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis noonee la aéroport bi tudd. Moom mi ko tuddee di Macky Sall mi ngi xam ne ci xët mu njëkk direct ci News ne ubbeeku nañu ngir bépp xeetu partenariat. L'Observateur ak Le Quotidien xamal ñu ne Macky Sall immortalisé na ñaari doomi Ndar yi di Ousmane Masseck Ndiaye ak maître Alioune Badara Cissé. Source A nañu lu ko jiitu moom président teg na xeer wu njëkk mu di pose première pierre bu hôpital niveau 4 bi ñu war a tabax ca Ndar. Fa la xam leen ne hôpital boobee bu pare maître Alioune Badara Cissé la ñu koy tuddee. hôpitalum Ndar boobee ñu war a liggéey ci ay koppar yu toll ci 72 milliards 130 millions mi ngi tënku ci ñaareelu axe bu plan Sénégal émergent ci at ak juróom-benn weer. Journal bi nee nañu ci lañu ko war a liggéey lu mat ñeenti téeméeri lalit di 400 lits danañu fa nekk. pose première pierre bi Source A nee nañu bi ko président Macky Sall doon def mi ngi ko àndoon ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ministre de la santé ak action sociale bi daje soxna Ami Mbacké defal candidat yu baccalauréat yi ci diwaanu Diourbel. L'Observateur xëy nañu ko yeggee ubbil yéenekaay bi soxna Ami Mbacké daje bu ministère emploi ak formation professionnelle taxawu na ci anam wu am solo lu ëpp ñeenti junniy candidat baccalauréat yi ci diwaanu Diourbel toggal leen ni añ ci ñaari fane examen yi encouragé leen taxawit ci seen wet. fitna ji tàmbali naa juux ci campagne bi la Sénégal moo ñu ko wax ba wax ñu ne ci Géejawaay fa la fitna ji amee démb. farandoo yu maire bu Géejawaay di Ahmed Aïdara ak farandoo yu maire bu Wakhinane Nimzatt di Racine Talla ñoo fa doon jàppante. Source A nañu bari nañu ci jëlee gaañu bari na ay oto yuñ ca yàqate. moo bi enquête gannaaw bi nga xamante ne ki di François Mancabou dafa faatu ñu ne nag enquête boobu waruñ ko jox dikk nañ ko war a jox ñoo xam ne duñu far fenn. Alassane Seck jiite LSDH. dañu demandé procureur bi que ñu jox enquête bi koo xam ne bokkul ci corps de police parce que mënoo nekk sûreté urbaine ñu jox enquête bi dikk ak police benn la dikk ci biir police la nekk. donc pour ñun jot na daal ñu def une enquête indépendante et très diligente pour que ñu mën a xam lan moo rey kooku di François Mancabou bi nga wax ñu am na juróom fukki at ak benn kooku du xaleel donc mënu imaginer
que muy ñëw di dóor boppam ci mur bi ba mën ci feebar ba dee non seulement amul surveillance physique mais aussi amul surveillance sax ci écran yi da ko doon surveiller caméra yi surveillance yi donc loolu lépp pour ñu daal benn liggéey bu woyof la bu ñuy liggéey boo xam ne daal amul benn rigueur. kuréelu défense de droits de l'homme yooyu nag dañu nemeeku ne weesu na ay fukki at ak juróom askan wi rek dañuy faral di faatu buñ leen tegee loxo waa ASRED kuréel gi nga xamante ne dafa taxaw rek ngir aar ñi nekk ci kaso bi ñoom nag mer nañu lool moo tax sax ñu ne seen xeex bi dinañ ko yóbbu ca biti réew ngir ñaawteef yi am ci nguuru Macky Sall mu dakk Ibrahima Sall mooy président ASRED. dinañ si jokkoo ak waa Amnesty ak ay kuréel yu mag yoo xam ne dañuy xeex ak avocat yi nga xam ne ñoom ñooy avocat wu kuréel di ba jiite muy ASRED ñu ngi ciy waxtaan ak ñoom si suba ñu xool ne sax ñun dañuy dem si juridiction yu mag yi nekk ci àdduna ñi nga xam ne dañuy saytu ak yelleefu doomu aadama pour jébal fa benn plainte boo xam ne yu mel nii bu amatee ña nga xam ne seen loxo daf si tax ñu teg leen ay daan yu méttee métti mais lii nii kenn mënatul nangu. ci gis-gisu ñu ñuy waxtaaneel ñoom nag nee nañu kaddu yi nga xamante ne procureur de la république da ko wax dalul xel dara ñu yokk ci ne nag faaw ñu leeral mbir mi bi yoon ngir rek xelu askan wi mën a dal ñu mën a jeexal mbirum torture yi am. jërëjëf Jo Maron procureur de la république Amady Diouf démb indi na ay leeral ci mbiru Fatou François Mancabou moom nag nee na ba ñu ko dugalee ci chambre de sûreté ba moom daal da doon mbëkk miir ya ak giri ya loolu waral nag mu am ay gaañu nee na sax am na ab vidéo boo xamante ni wane na moom ndem si yàlla François Mancabou muy mbëkk giri ya dañuy teewlu procureur Amady Diouf ci micro Ibrahima Diamé. liñ ci mën a wax nag ci dossier François Mancabou mooy dafa doon nit koo xam ne ñu ngi ko jàppoon dans le cadre bu enquête bi sûreté urbaine di woon def. Si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, mooy des faits d'actes de terrorisme et d'atteinte à la sûreté de l'État. ñun nag bi ñu defee enquête yi ba enquête bi sori lii ñuy wax développement enquête bi conduiroon na bañ dem jàpp ku ñuy tuddee François Mancabou moom nag bi ñu koy jàpp ci enquête bi li mu wane woon ak li nga xam ne enquête bi maye nañu wax ko dañoo yaakaaroon ne moom bokk na ci force li ñuy wax force spéciale bi ñu demee këram nag ba fekk ko fa yàlla def na fekk nañ ko mu fekk ak fetel bu ñuy ooyee type Walter calibre 22 fekk nañ fa aussi ay bal yàlla def na aussi enquête bi wane na ne waruloon téye fetal waruloon téye munition parce que amuloon autorisation de port d'arme loolu moo taxoon après bi ñu ko ñëwee jàpp ko continuer enquête bi ci moom nag yàlla def na aussi ci li enquête li feeñ ci enquête bi ñu demee di enquête ñoom ak 11 ils étaient 12 ñi ci des yàlla def na bi ñu leen di enquête garde woon nañ li ñuy wax sérénité daloon nañ calme ba benn incident defu ci ba yàlla def na aujourd'hui bi enquête bi paree indi nañ leen tribunal jébbal leen juge pour mu xool li ñeen di toppee ndax am na et bu amee aussi est-ce que ils sont impliqués mais yàlla def na nag François moom kenn mosu ko indi parce que état de santé mayu ko woon loolu moo tax biñ ko jëlee foofu rek dañ ko jël mujj yóbbu hôpital interne ko pour toppatoo ay wér-gu-yaram maa ngi bëgg a wax nag ne enquêteurs yi yor nañ ay caméra vidéo yoo xam ne incident bi yi ci am yu ci bëri mën nañu ko documenter par des vidéos et des caméras de 13 minutes yoo xam ne wax naa leen ñu indi ko ñu dugal ko ci enquête bi nga xam ne jox naa ko waa division des investigations criminelles enquête boo xam ne sama autorité directe lañ koy defee. mu nekkoon procureur de la république Amady Diouf des ci wàllum yoon ba léegi ca Njaareem ñi nga xamante ne ñooy bokk ci daayira Safinatul Aman juróom-ñaar lañu yoon teg na leen ni daan ñoom nag daan na leen ñaari at waaye nag du ñu tëdd ñaari at yi ñenn ñi ñaari weer la ñuy tëdd ñenn ñi benn weer lañ leen di toppee mooy tubaab naan usurpation de fonction ba noppi jël ay dóor nit foofu ca Touba ñu ànd ca Alimatu Sarr mel ni élément bi yembul dinañ ci dikkaat ci bu yàggul dara ñu wax ci leneen di des ci mbir moom la Alimatu Sarr yemb na Lamine ba ñu andi ceeg moom. waa Safinatul Aman te ñu tolloon ci juróom-ñaari doomu aadama tey nag juge bu flagrant délit bu tribunal bu grande instance bu Diourbel daal dina leen daan ñaari atu kaso yoo xamante ne benn ak ñaari weer la ci juróom-benn yi di tëdd ñoom nag lañu leen di toppee moo di usurpation de fonction naka noonu coups et blessures volontaires juróom-ñaareel ba ci ñoom mu nekk ab xale tribunal bi ne du ko mën a àtte waaye nag ñoom juróom-benn yu daayira Safinatul Aman yi daal dinañ leen tëj lii di ñaari atu kaso yoo xamante ni benn bi jàpp ñaari weer lañ ci tëdd moom ki nga xamante ne tribunal bi jàpp na ne gone la maanaam mineur dinañ ko àtte ca tribunal bi ñu jagleel xale yi ci àjjuma ji lii di parquet bi
ca njalbeen ba dafa sàkk woon rek ñu tëj leen ci ñaari atu kaso yoo xamante ni dañu koy tëdd waaye tey jii ñoom juróom benn ñi mën nañ sant yàlla gannaaw ba nga xamante ni juge bu flagrant délit bi dogalul li ni mel. ci ab fàttali agent wu Safinatul Amaan yi dañoo jàppoon ay doomi aadama ci solin goo xamante ni dëppoowul ak la ñuy digle foofee ca Touba. la mu xam ne daal moo di mbébétam mooy fexe ba Jaraaf bokk ci ki nga xamante ni danañ leen lim fii nii ci Sénégal ak itam ci Afrique ñu déglu ko ci micro cellule communication bu Jaraafu Dakar. Très très content, beaucoup de fierté pour ñëw signer ak Jaraaf parce que mooy équipe bi nga xamante ni moom laa doon supporter xale tey jii bu jamono doxee ba ma ñëw pour entraîner Jaraaf mënuma si lu dul am contentement ak une grosse fierté. C'est un retour à la source liggéey bi bëri na c'est pas que gagner parce que Jaraaf mooy équipe bu gën a titré ci footballu Sénégal donc équipe boobu xam nga déjà gagner bi lu nekk ci seen ADN la mais am na yeneen aspect yoo xamante ni aussi war nañ si def sur le plan organisationnel. gën a organiser club bi dans son ensemble pour que tey jii nii ñu bokk ci référence yi nga xamante ni ñoom la ñu tudd ci wàllu organisation ci wàllu professionnalisme donc yooyu yëpp ay défilé yoo xamante ni mu ngi xaar parce que tey mënuñu fi gagné peut-être lu Jaraaf gagné-gul Jaraaf gagné na championnat Jaraaf gagné na coupe du Sénégal xanaa dem gagné ji coupe Afrique moo si des loo xamante ni Jaraaf defagu ko bu ñu yàlla kattanalee mën nañ ko def parce que am nañu gëm-gëm bi am nañu mën-mën bi aussi c'est-à-dire c'est sur le plan organisationnel que la Jaraaf war a gën a mën a amee ràññaat li tey boo demee Tunisie yaa ngi fay dégg Espérance de Tunis boo demee Guinée yaa ngi fay dégg Oroya donc pourquoi pas tey que Jaraaf nekk tête de locomotive bi après loolu lu war a mën a nekk la parce que ressources yaa ngi fi histoire baa ngi fi. ñu wax ci leneen di footballu jigéen ñi ak coupe d'Afrique ba ca Maroc lañ koy daal di yeggali Sénégal nag moom daal dina toog waaye dana amal match classement altine lay daal di doon diggam ak Tunisie bi nga xamante ne démb daal dina ñàkk quart de finale am digganteem ak Afrique du Sud benn bal ci dara la ko waa Afrique du Sud daal di daan jàppale ni tamit Nigéria moom jot na qualifié demi-finale gannaaw ba mu amee ndam ci diggam ak Cameroun démb 1-0 tableau li di demi-finale ni retraité Zambie diggam ak Afrique du Sud lay daal di doon Maroc dina tase ak ñii di waa Nigéria niki altine la ñu ko fas yéene amal desandi ak équipe nationale bu Sénégal bi nga xamante ne ñoom sax seen match de classement boobule seen digg ak Tunisie ñoo ngi koy waajal dimanche lañ koy daal di amal ñoom nag match de barrage boobu solo gi moo di ka ca am ndam di nga dem jeudi li nga xamante daal moo di match barrage ngir mën a amaat geneen chance qualifié ci li nga xamante moo di coupe du monde bu nga xam ne moo lañ jagleel jigéen ñi waaye daal nañu taxaw tiré ab bilan ci participation Sénégal ci coupe d'Afrique des Nations ñu ànd seeg suñu ndaw ga yebal foofu la ca Maroc di Soubodion. ngir ñëwaatam ci CAN bi fukki at ginnaaw bokkoom bu njëkk équipe bu Sénégal fi ñu ko doon xaaree weesu na ko sélectionneur bi di Mame Moussa Cissé bég ci lool. waaw bi ñuy ñëw dañ leen wax ni coupe d'Afrique bu njëkk ba mosuñu woon dugal but nañ fexe dugal but mosuñu woon gagné match nañ fexe gagné nañu mosuñu génn dem quart de finale def nañ ko ci coupe d'Afrique bi ñu bëri xalaatuñu woon ni équipe Sénégal bi mun na am lii mais jàpp tey ak réaction yi nga xam ne gis nañ ko dëkk ba ak tey public bi ni ñu ñëwee tey ñu gis ni nit ñaa ngi commencé gëm équipe bi loolu lu am solo la parce que dañ naan football presque kenn du yëg ni sax ñu ngi football xam ni léegi liggéey des na daañu continuer liggéey boobu. président fédération sénégalaise bu football moom it bég ci taxawaayu gaynde yu Sénégal ci CAN bi Maître Augustin Senghor. Nous étions dans une poule qui semblait équilibrée même. ñuy nekkoon ci poule boo xamante ni kenn xamuloon fii génn te dafa équilibré waaye ci mujjantal nga ñu qualifié ginnaaw ñaari match yu gagné te jëluñu ay but yu bëri ci tournoi bi wane nañu équipe bi dafa dëgër muy wane tamit qualité ci football jigéen ñi ci Sénégal ndax muy jëm kanam kenn xaaruñu woon ci niveau bi moo tax ma yaakaar ni ñu ngi ci yoon bu baax bi may féliciter joueuses yi di leen encourager ñoom ak staff bi di jaajëfal tamit public bi nekk fii ci Casablanca ñëw jàppale équipe bi yaakaar naa ni daal xel dal na ci lu ñu gis faaw ñu liggéey léegi ngir kon at yi di ñëw ñu gën a defaat bi gën. Si on continue à travailler et à croire en ces jeunes footballeuses. CAN bi feeñal na ay joueuses yoo xamante ni seen at dafa néew ku ci mel ni défenseur latéral gauche bi di Marème Babou am fukki at ak juróom-ñeent wala sax excentré bi di Absatou Malado Diallo am fukki at ak juróom-ñaar attaquante US Parcelles Assainies bu Dakar sax bokk na ci ñuy xëcc